ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger ci Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati di nga bokk ci ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor. Senegalactu.com. ginnaaw ba ñu leen nuyoo sant ak gërëm tamit ñee leen si confiance bi ngeen am di ànd ak seen chaîne di Sénégal Actu TV. mbokk yi tey vidéo bi lu ko tax a jóg mooy fàttali coowal Luc Nicolaï bi nga xamante ni jamono ji mi ngi def actualité te ñu bari ci yéen fàtte nañu coow lii ana naka la sosoo ana naka la juddoo ndax ñu bari dañuy gis rek Luc Nicolaï di dugg di génn ci kaso bi te xamuñu lan la. ci fàttali nag coow li mi ngi commencé date bi nga xamante ni moom mooy le jeudi 27 septembre 2012 ñu xëy ci suba si kii di Bertrand Tulli gis benn douanier bu ñuy tuddee Abdou Khadre Kébé ci bureau ànd ak beneen naataangoom fële ca hôtel Lamantey Beach nekk ca Saly. ginnaaw ba ñaari douanier yooyu ñëwee daal di présenté wu ci kanamam ne leen kat dañoo ñëw pour def benn perquisition ci biir bureau ak ci biir hôtel bi yëpp ndax dafa am loo xamante ne dañ leen ko signalé te il faut que ñu vérifier ko ci fàttali sax boobu nga xamante ni mooy le jeudi 27 di 26 bi maanaam ci veille bi ci la kii di Bertrand Tulli jóge France ndax dafa demoon voyage yi ci loolu nag ci leen kii di Bertrand Tulli wax ne leen ayca bismillah mën ngeen a tàmbale seet li ngeen di wër. seet bi nag ñu ngi ko tàmbalee fii nga xamante ni moom mooy ci bureau Bertrand Tulli ki nga xamante ni moom mooy douanier Kébé moom lu mu def mooy yëfu cuune dëgg sax la def ndax dafa ñëw rek sëgg jubal directement nga xamante ni fa la drogue bi nekk ndax tey signalé woon nañ leen ko du yàgg dina ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy seen informateur ba mu tàmbalee nag ci la sëgg siggi mu génne benn sachet mu daal di am benn poudre bu weex rek mu ne drogue la sans même sax ñu koy analyser lu ñu naan nag yëfu cuune dëgg la def un crime n'est jamais parfait. xanaa di leen fàttali rek ne leen kii di Bertrand Tulli ba ñaari douanier yi présenté woo dafa woo ki nga xamante ne moom mooy directeur hôtel am donc nag ñu nekk 4 ci biir bureau bi muy ñaari douanier yi ak kii di Bertrand Tulli ak ki nga xamante ni moom mooy directeur hôtel Lamantey Beach. loolu nag ci la kii di Bertrand Tulli daal di wax directeur bi ndax seetlu na mbir mi nga xamante ni moo am ci mbir bi nu mu grawee moom tamit mu témoigner lu ñu mel ci loolu nag kii di lieutenant Abdou Khadre Kébé nga xamante ni moom moo dirigé woon opération boobu ba mbir mi amee jéemu sax arrêté kii di Bertrand Tulli wa illaa sax mu def ko garde à vue dara. ci noonu la ñu demee kii nag nga xamante ni moom mooy chef brigade de Mbour nga xamante ni moom ba dafa woote fële ci réunion ci bureau am ba mu fa wootee nag waxu fa lu dul jàpp wala garde à vue moom ay waxam kay ay mbiru boppam la lijjanti mooy somme 100 millions de francs CFA la doon jéem a laaj ki nga xamante ni moom mooy monsieur Tulli mooy Bertrand Tulli di ko laaj somme boobu ngir rek ñu war a mën a nëppal mbir mi mu nekk nag leenu lu garaaw jàpp leen foofu. chantage boobu nag moom la kii di Bertrand Tulli ak ki nga xamante ne moom mooy Éric Flibert mooy directeur hôtel bi ñoom dañoo taxaw lànk ndaare nekk lii moom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg te duñu fa génnee dërëm dinaa ba ñu xëccoo bañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci hôtel bi ñu bañ mu ne leen dem leen ba ngoon ngeen réfléchir bu baax te ngeen ñëwaat bu ngeen bëggee nag mbir mi ñu nëppal ko ñaar ak ñett du yëg. ci bàyyi boobu ñu leen bàyyi ngir ñu dem waxtaan ak seen ñegenaay ngir ñëwaat négocier ndax xool ndax d'accord nañ wala d'accorduñ ci diggante bi kii di chef brigade moom dafa jël permis de conduire ki nga xamante ne moom mooy Éric Flibert nga xamante ne moom mooy directeur hôtel Lamantey Beach te nag lu ci gën a grave mooy coow li lu muy bari ak gravité bu mu am yëpp ba léegi procureur moom de la république kenn yëgalu ko dara seen supérieur yi nga xamante ni mooy supérieur hiérarchique yi tamit ba léegi yëguñu coow li laata rendez-vous bu ñu fixé woon ci ngoon si di waaj a jot ki nga xamante ni moom mooy douanier Kébé daal di woo directeur hôtel bi ngir rek mu mën a baab kii di Bertrand Tulli ndax mu mën a accepter joxe 100 millions caution yi nga xamante ni moom lañ ko doon laaj ndax ñoom douanier yi ñu daal di rek jël affaire bi daal di koy gas suul ko loolu nag moom kii di Bertrand Tulli moom daf ko lank ndaare ne nag deewa ko gënal kii di Bertrand Tulli yematul sax léegi ci rek lank waaye nag daf ci boole ci ëllëg sa muy le 28 septembre daal di rek déposer benn plainte auprès du procureur de la République bi nga xamante ni moom moo nekk tribunal bu régional de Thiès.
waaye nag plainte bi dafa def contre X ndax jàpp na ni am na koo xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw kii di douanier bu ñu naan Abdou Khadre Kébé te kooku kat xamaguñ ko X boobu nag dinañ si ñëw ci kanam waaye nañ jàpp ni plainte bi moom contre Abdou Khadre Kébé la ak monsieur X bu ñu jàngatee plainte bi nag ñi ngi jàpp ni mi ngi toppee moom nga xamante ni kii di Abdou Khadre Kébé ak monsieur X boobu ñi ngi leen toppee li nga xamante ni moom mooy chantage parraisie ak menace corruption et tentative d'extorsion de fonds ak kat mbirum drogue bi nga xamante ni fekk nañ ko ci bureau ba foofu nag fa la mbir mi yëpp du tàmbalee. ginnaaw loolu nag ci la waa direction générale des douanes daal di déposé benn plainte le 1er octobre ngir rek fas yéenee topp mbir mi ba mu leer ndaxte ginnaaw ñu ngi si tudd ay douanier yoon la douane jug ngir rek sàmm image am lu ci kanam raw li bët. ginnaaw plainte yooyu yëpp nag ci la ñuy jàppee ki nga xamante ni moom mooy Abdou Khadre Kébé ak Pape Massiré Gueye Thiam ak ki nga xamante ni moom la ñu tuddee Cheikh Omar Diémé ñooñu nag ñu ngi leen di toppee coowal drogue boobu nag ci lañ leen tegee loxo mu mel ne nag lu ñu naan ay du yem ci bopp borom mbir moomu nag boo gisee mu gaawee noonu dafa fekk rek gannaaw bi nga xamante ni kii di Bertrand Tulli dafa déposé plainte waa douane tamit dañoo déposé plainte ngir rek mën a sàmm seen image ginnaaw nag ba nga xamante ni defeere nañ ñetti ñooñu ma leen limal léegi ngir rek mën a ubbi benn information judiciaire kooku nag ñu ngi ko jagleeloon premier cabinet d'instruction bi nga xamante ni moom moo nekk ci tribunal bu Thiès ci numéro RI 59 2012 waaye nag ci fàttali ñetti ñooñu rek du ñu wét ci mbir mi ndax kii monsieur Tulli tamit daal dinañ koy jàpp placé ko sous mandat de dépôt ngir rek détention et trafic de stupéfiants ginnaaw nag ñi nga xamante ni jot na dañ leen déglu ci mbir mi ak ñu seqoon coow li ñëpp jàpp nañ leen teg nañ leen loxo nag ci loolu ci le procureur daal di saisiré waa section de recherche de Thiès gendarmerie ngir ñu war a mën a ubbi benn enquête kenn ku si nekk ñu laaj la ngir rek xool kan moo nekk ci ginnaaw mbir mi yëpp ndax kat procureur deful rek lu topp plainte bi nga xamante ni kii di Bertrand Tulli déposé woon na ko enquête bi di déroulé ñi nga xamante ni ñoo seq mbir mi kenn ku nekk ñu ngi lay woo di la laaj ay laaj ba ñu demee nag ba nga xamante ni sës nañu si la kii di Abdou Khadre Kébé daal di wax ni monsieur X bu ñu doon tudd sànq ci ginnaaw kooku du kenn kat ku dul Cheikh Luc Nicolaï ñu jàpp yi nag mbokk yi foofu nag la turu Luc Nicolaï jugee ci mbir mi moom nag léegi nag coow li mooy ana kan moo jël drogue bi daal di koy dugal ci biir bureau Bertrand Tulli ginnaaw ba xamoon kat leer nañu ni kii di Luc Nicolaï moom moo ko jël fexe ba drogue bi dugg ci biir bureau Tulli ànd seeg ay douaniers yoo xamante ne dañ leen yónni wax leen fi nga xamante ni fa la mbir mi nekk ndax sànqat bu ñuy fàttaliku maa ngi leen di wax naa leen douanier ba mu ñëwee conquilé dafa ñëw rek daal di jubal directement fi nga xamante ni fa lañ ko tegtaloon ne ko fa la ñu denc laxas bi. ci loolu nag ci la kii di procureur daal di santaane ñu jëlili ko kii di Djibril Diop ak Cheikh Luc Nicolaï Djibril Diop boobule mooy ki nga xamante ni moom moo jëloon drogue bi daal di koy dugal ci biir bureau Bertrand Tulli ginnaaw ba ko Mamadou Lamine Mbaye ubbilee buntu bi ñoom ñooñu nag dañuy ñëw rek daal di fekk si ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen jiitu woon muy Abdou Khadre Kébé ak Pape Massiré Thiam ak ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Lamine Mbaye moom ci hôtel ba lay liggéeyee. ginnaaw ba ñoom ñoo ñëpp nag teg nañ leen loxo délit yi nga xamante ni moom lañ doon seen ginnaaw du lenn nag lu dul yii association de malfaiteurs faux et usage de faux en écriture publique authentique tentative d'extorsion de fonds d'atteinte à l'administration de la justice et de détention de drogue yooyu nag di ay délits yoo xamante ne ñu ngi sukkandiku rek ci code pénal bi ci ay article 238 239 131 372 197 45 46 159 ak article 109 code des drogues. ginnaaw loolu nag si la gendarmerie jëlee mbir yi nag en mai commencé dugg ci enquête bi sax dem nañ ba laal ci ñii di waa Sonatel ngir rek mën a xam relation yi nga xamante ni moom la Luc Nicolaï am ak kii di douanier bi ñu naan Abdou Khadre Kébé ak technicien bi nga xamante ni ci hôtel bi lay liggéeyee te waxoon naa leen ko sànq ni moom mooy ki nga xamante ni moom moo jëloon mbir mi daal di koy dugal ci biir bureau bi moom la ñuy wax Djibril Diop. ginnaaw ba Sonatel génne document yooyu kat ñi ngi si gis loo xamante ne lu yéeme la ndax si luñ ci seetlu mooy laata ñoo dem pour def perquisition boobu ci bureau Bertrand Tulli muy mbir bi nga xamante defoon nañ ko le 27 septembre laata bés bi di ñëw jokkoon nañ lu toll si 10 communications entre 8h15 ak 12h47 kii di Luc Nicolaï ak Abdou Khadre Kébé beneen communication ba tey mooy lu toll si 6 communications téléphoniques kii di Luc Nicolaï ak Djibril Diop ñoom tamit entre 11h ba 13h47 minutes luñ si mën a seetlu rek mooy kii di Luc Nicolaï moom moo
nekk ci digg bi ndax moom mooy communiquer ak Abdou Khadre Kébé moom tamit moom mooy communiquer ak Djibril Diop ginnaaw ba mu leen woowee kenn ku si nekk wax la lu mu lay wax ñoom ñaar tamit gis nañ ni communiquer nañ entre ba 11h45 jotee kii di Abdou Khadre Kébé ak kii di Djibril Diop ginnaaw perquisition bi nag muy le 28 kii di Djibril Diop ak Abdou Khadre Kébé jokkoo nañ téléphone ci 9h54 minutes dox na tamit 15 communications yoo xamante ne diggante Luc Nicolaï ak Abdou Khadre Kébé xam naa boobu moom xam naa lu situation bi doon compliqué moo waral lu ñu mel ñu jàpp ni communication yi ñu ngi dox entre 14h et 22h11 minutes ba tey ci ay communication yi nga xamante ne Luc Nicolaï am na ko ak Abdou Khadre Kébé diggante 17h ak 22 minutes lépp ñu ngi xew ci ëllëg sa maanaam le 28 ak 14 communications yoo xamante ni dox na ci diggante kii di Luc Nicolaï ak Djibril Diop diggante 11h41 minutes jàpp 22h33 minutes. ginnaaw nag ba ñu jëlee preuve yooyu yëpp daal di koy dëxañ ci biir procès verbal bi mu nekk loo xamante ne du neex a miim ci loolu nag la ñu tegal kii di Abdou Khadre Kébé ci tribunal ba finalement mu d'accord ni kii di Luc Nicolaï moom moo nekkoon informateur am ginnaaw moo ko yebal léegi nag naka la Luc Nicolaï def ba xam ni drogue am na ci biir bureau boobu te drogue mi ngi ci suuf table bi loolu tamit beneen wax la. ci loolu nag ci la kii di Djibril Diop daal di moom tamit nangu ni Luc Nicolaï moo ko jox drogue bi ngir ñu war ko mën a dugal ci biir bureau monsieur Tulli ci loolu nag ku ko si jàppale mooy Mamadou Lamine Mbaye bi nga xamante ni wax nañ leen ko sànq moom nga xam ne fële ca Lamine Beach fa la daan liggéeyee moom moo d'accord ni moom moo ubbi lii di bureau monsieur Tulli kii di Djibril Diop daal di koy dugal ci biir ba tey nag dañuy jàpp ni kii di Luc Nicolaï moom mooy le cerveau de cette affaire. ginnaaw ba nga xamante ni preuve yi nga xamante ni moom la ñu génnee ci appel téléphonique yi nga xamante ni moom la waa Sonatel fournir ki nga xamante ni moom mooy madame Gënu di soxna ci Djibril Diop moom mi ngi wax diggante coup de fil yi nga xamante ni amoon na si diggante jëkkëram di Djibril Diop ak kii di Luc Nicolaï mi ngi fàttali sax ne bés boobu muy le 27 septembre ba ay 13h jotee mi ngi toog di añ ak jëkkër ji ci lu ko kii di Luc Nicolaï woowee gannaaw ba borom këram bëgg ko woon leeral waaye daal dégg na ci wax mu naan ko gars yi dañoo paniqué mu nekk nag loo xamante ne lu doy war la te nee na appel yi moom du benn du ñaar ay plusieurs coups de fil dox na si digganteem jëkkëram de Djibril Diop ak kii di Luc Nicolaï ba tey bu ñu sukkandikoo si soxna kii di Djibril Diop mi ngi xamal sax naan ñu jëkkër ji digoon na kii di Mamadou Lamine Mbaye nga xamante ni moom moo ubbi woon bureau bi 5 millions léegi moom kon dañuy jàpp ni moom mbir yi leer na si diggante kii di Luc Nicolaï ak si diggante kii di Abdou Khadre Kébé ak ki nga xamante ni moom mooy Djibril Diop que ni dil moom am na si seen biir te nag yaakaaruñu woon du dul 100 millions yi nga xamante ni bëggoon nañu kaa jëlee si kii di monsieur Tulli ngir rek ñu war a mën a def li nga xamante ni moom mooy pàccoo bi kii di Abdou Khadre Kébé sax moom 100 millions yooyu da ko doon weddi ne musuñu kaa laaj waaye heureusement nag ba ki nga xamante ni moom mooy monsieur Tulli dafa woowoon kii di le directeur de l'hôtel ngir mu mën a seede lu ñu mel. gannaaw ba nag mbir yëpp féete na boor jàpp na ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp mu des nag tribunal daal di àddu ci li nga xamante ni moo ni mel. lii di le 21 janvier 2014 si le tribunal correctionnel de Dakar daal di joxe décision bi nga xamante ni moom la ñuy daanoon kenn ku si nekk ci loolu si la ñu bàyyee kii di Mamadou Lamine Mbaye moom dañ kaa toppatee wuñ ko dara moom mi nga xamante ni moom mooy ki ubbi woon bureau bi kii di Luc Nicolaï ci lañ ko daan 5 ans yoo xamante ne daanaka ñaari at yi lay tëdd ñetti at yi nag nekk sursis kii di Djibril Diop moom 3 ans la ñu ko daan waaye xaaj bi lay tëdd beneen xaaj bi nag mu nekk sursis ginnaaw tamit ba nga xamante ni seetal nañ kii di Bertrand Tulli tribunal bi dogal na pour ñu rek ñu yëkkati 50 millions ngir dampee ko ak 100 millions yoo xamante ne dañ koy dampee lii di hôtel bi nga xamante ni turam tudd nañ ko fu ne daan yooyu nag taxul kii di Luc Nicolaï ak ay avocat mi bàyyi lu ñu mel dañoo def appel nga xamante ni moom mooy le 13 janvier 2016 ci cour d'appel waaye nag saafara buy jur jàngoro la ndax bu ñu jàppee li nga xamante ni moom lañ ko daan moo gën a tar fuuf li nga xamante ni moom lañ ko daan ci premier jugement bi. ginnaaw daan yooyu nag xam naa du ñàkk sax ñu naan ma lan moo tax kii di Luc Nicolaï daal di génn ci kaso bi ñuy fàttali ni que ni le 14 février 2014 si ba 21h jotee ci la kii di Luc Nicolaï daal di bénéficié wu lu ñu naan liberté conditionnelle ñuy fàttali ko sax jamono liberté conditionnelle yooyu kii di Cheikh Yérim Seck ginnaaw bañ ko accusé woon de viol moom ci la bénéficié woon ba génn si kii tamit di ndem si yàlla di Cheikh Béthio Thioune coow loolu amul tamit Médinatoul Salam ginnaaw boobu tamit liberté conditionnelle ci la génne woon bu ngeen di fàttali ko sax jamono yooyu defoon nañ benn chronique doon laajte ana ñan ñoo war a des ci kaso bi ginnaaw bu ñi nga xamante ne ñi ngi leen di tudd rey bakkan daal di génn ñi nga xam ne tamit ñi ngi leen di tuddee lii di violé daal di génn ñi nga xam ne tamit ñi ngi leen tudd ci wàllum drogue daal di génn doon naa sax samp laaj ni ana ñan ñoo war a des ci kaso bi
13 janvier 2016 lii di cour d'appel nag ci la condamné Luc Nicolaï 5 ans d'emprisonnement yi nga xamante ni ñaari at yi sursis lay nekk donc ñetti at lay tëdd te bu ñuy seetloo bu njëkk ba contraire bi la woon ñaari at la doon tëdd ñetti at yi nekk ko sursis donc benn ngi noonu ba pare nag daal di confirmer chef des délits yi nga xamante ni moom lañ ko toppee muy lan détention de drogue association de malfaiteurs et complicité d'extorsion de fonds ñu teg si nag daal di koy dóor mandat d'arrêt ndaxte bu ñu fàttalikoo 2012 2013 la ñu ko jàppoon ñaari at yi gannaaw ba mu matee woon mu desee at boo xamante ni war na kaa tëdd ba tey nag daan yi desul war naa ndàmp kii di Bertrand Tulli somme bu tolloog si 200 millions de francs CFA teg si 300 millions yoo xamante ni moom dañ koy jël di ko ndàmpee hôtel bi nga xamante ni tur bi yàq nañ ko fu ne ci mandat d'arrêt boobu sax ci lay taxaw tuuti. ndax kat bu ñuy fàttaliku le 13 janvier 2016 boobu ba tribunal dogalee ni kii Luc Nicolaï war naa war a mën a delluwaat ci kaso bi boobu si la soxnaam bi ñu naan Khadijatou Touré daa di rek jéem a def lu ñu naan tentative de suicide maanaam doon jéem a xaru ci loolu nag ci la journaliste yi jot information bi ci la ñu woo kii di Luc Nicolaï mu dëggal xibaar gu ñu mel xamal lañ ni gëw nañ fekk nañ ko mu tëdd bakkan bi di génnee deret ambulance nag jël nañ ko yóbbu waaye nag li nga xamante ni moom mooy ñuul si soow yi ba ñu defee ay investigation keroog jéem nañoo xool woo hôpital woo clinique waaye du fenn foo xamante ni confirmé ñuy jot nañ kii di ndaw soosu di ñaareelu Luc Nicolaï mu nekk nag loo xamante ni xel doon na si jéem a ñaaw ndaxte lii nekkul benn pression bu ñu war a mën a teg rek ngir kii di Luc Nicolaï bañ a delluwaat ci kaso ba loolu nag nekkoon décision bi nga xamante ni waa cour d'appel ñoo ko jëloon. ci loolu nag ci lañ jël mbir mi yóbbu ko cour suprême nag moom fa la raay bi téenee mu mel ni Luc moom cour bu mu dem rek daal di jël 1 an de plus cour suprême defuñu loolu tëj ko 5 ans dont 1 an sursis mu nekk nag 4 ans yoo xamante daf ko war a tëdd ferme loolu nag mi ngi am si juillet 2019 ci loolu nag ci lañ ko lancé waat beneen mandat d'arrêt boo xamante ne yoon dogal na ni fu ñu ko jàpp rek nañu ko jël yóbbu mu mel ni coowal Lamantin Bulch bi moom lu ñu naan pënd ba wuréegul kon nag ñu mën a jàpp ni Luc Nicolaï bu ñu ko yoon tegee la ko jamono ji mooy jugement bi nga xamante ni lii di cour suprême joxe woon na ko juillet bi ñu passé ngir rek mu war a mën a tëdd 4 ans ferme donc 1 an yoo xamante ni moom sursis lay nekk ci 5 ans yi ba tey bu ñuy fàttali li nga xamante ni moom mooy première instance bu tribunal correctionnel moom ñu ngi ko tëjoon 5 ans di ñaari at yoo xamante ni moom la waroon tëdd 3 ans sursis ak amende boo xamante ne war na fay 500 millions ci dommages et intérêts loolu nag doyu ko woon ci la dem lii di cour d'appel moom gën a yokk mbir mi daal di koy daan 5 ans waaye jàpp na ni 3 ans yi lay tëdd 2 ans yi sursis ba nag moom ci la ñëwee lii di cour suprême moom daanaka dafa ñëw rek daal di yokk xar mi karaw 5 ans waaye 1 an kase lay am sursis 4 ans yi da ko war a tëdd daal di fay lu tolloog 100 millions kii di Bertrand Tulli 200 millions loo xamante ne ko ndàmpee lii di hôtel bi mu nekk total 300 millions wuuteeg 500 millions yi nga xamante ni moom lañ ko daanoon ci première instance coowal Luc Nicolaï bi dafa commencé woon sax di indi ay lu ñu naan grincement de dents ndaxte ñu bëri dañoo wax naan dafa dem APR rek gars yi ñoo koy protégé bu ñuy fàttaliku ba ñuy inauguré centrale Kounoune bi Luc Nicolaï mi ngi woon ci podium bi toog jege woon na lool waa APR loolu nag taxoon na sax ñu ne wax naan kii est-ce que nekkul waa APR ñoo koy protégé waaye nag mel na ni tey yoon def na liggéeyam leneen li nga xamante ni moo ci tey xel rek mooy feebar bi nga xamante ni moom la ñu wax ni moom la jëlee ci kaso ba ci rek grève de faim bi nga xamante ni tàmbali woon na ko mu mel ni nag Sénégal jamono ji boo feebaree rek mooy prox ndoll bi nga xamante ni fa la ñu war a mën a jaaree ngir rek mën laa teggi loxo de l'autre côté kii di Bertrand Tulli moom mi ngi xaar 300 millions yi nga xamante ni Luc Nicolaï war na kaka dampé moom ak hôtelam sinon nag lu ñu naan contrainte par corps mën na ko delluwaat ci biir kaso ba xanaa rek ci fàttali le 19 décembre 2019 bi ñu weesu ci la ñu jàpp kii di Luc Nicolaï fële ca Thiès ngir rek li nga xamante ni daan bu ko cour suprême daanoon boobu nag ba tey mi ngi ci kaso bi fan yi nag ñu génn ci la entamé lu ñu naan grève de la faim ba loolu moo ko mujj yóbbu urgence si ay xibaar yi ñu jot. mbokk yi loolu nekkoon fàttali coow li nga xamante ni moo indi Luc Nicolaï tey jii ci kaso bi il fallait que ñu defale benn rappel boo xamante ne ñu bari ci yéen xamul woon coow li nu mu demee woon xam ñu woon tamit historique bi ndaxte 2012 ba 2020 yaakaar nañ ñu 8 ans la am na lu bëri loo xamante ni war nañ ko ci mën a leeral ba fu ñu toll nii Sénégalactu TV di leen sant di leen gërëm bu baax di leen jox dig daje ci beneen leeral tamit ndaxte ni la ñuy faral def di jukki ay dossiers yoo xamante ni dañ koy indiwaat ngir nit ñi mën a xam li nga xamante ni moom moo waral lu ñu naan dem moo waral ñu naan tey te ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sóoraale la gaa ñi ma leen fàttali ba tey mën ngeen di wéy di abonné ci suñu chaîne Sénégalactu TV ngeen bës ci cloche bi ngir rek mën a am notification yeneen vidéo yi am solo yi nga xamante ni moom lañ leen fas yéene dëgtal jërë ngeen jëf